fanweeri simili bootu ci ñeenti waxtu ci rajo Futur Média dal leen ak jàmm ci xibaar yi. jàngoroy coronavirus amagul ci réewum Sénégal ñu ko firndeelaat di waa région médicale bu Thiès kii di médecin chef ba di xam ne ni ci ñetti commerçant yu jóge woon Chine denc nañ leen diirub fukki fan ak ñeent ci fi nga xam ne rek moom moo di ci seeni bërëb waaye amul benn doomu jàngoro bu ñu gis ci ñoom. mbirum pédophilie nekk lu fës ci nganuk kii di premier ministre bu Canada moom yëkkati na lu ni mel waaye njiitu réew mi Macky Sall daal di koy xamal ni ko looloo duñu ko nangu te position ba mu nekk daal ba léegi ca la nekk daa ngeen ci dégg Makumba Bey ma nekkoon ca lii di seen jano ak taskatu xibaar yi wax lu soxal wàllug ki nga xam ne rek moom moo di colonel Abdourahim Kébé ma ñu téyee ca l'aéroport mu waroon a dem ca Burkina Faso ñii di waa parti réew mi ñaawlu lu ni mel daa ngeen ci dégg Yankoba Seydi ci biir xibaar yi gone gi nga xam ni moom la ñu faatoon ca Fatick te ñu jiiñoon ko ñii di takk der yi autopsie bi la mu wax nee na yàlla ñëw maanaam mort naturelle la moom moomu di Lamine Koita niki tey ji lañ koy denc foofa ca Fatick daañ ci ànd ak Aminata Goudiaby tàggat yaram Youssouf Bodian lii di yoonu tool ak Mamadou Amar Ndione li ci yéene kaay yi moom mooy ndar képp xibaar yi dal leen ak jàmm. Amady Ndiaye moom moo nekk ci machine bi nañ ko waxee ca bopp ba noonu lañ koy dooree ak lu soxal mbirum feebar bi di coronavirus amul benn doomu Sénégal boo xam ne nii am na ko wala feebar bi ku ko am ci réew mi loola bu ñu sukkandikoo ci médecin chef régional bu région médicale bu Thiès mu ni ñetti commerçant yañ doon topp denc leen diirub fukki fan ak ñeent amul benn joomu jàngoro boo xam ne ni gis nañ ko ci ñoom moom docteur Malick Ndiaye di ca yokk ni lépp luy matuwaay gën nañ koo teengal ngir fexe ba faggu ci wàllu feebar boobu Cheikh Anta Diop. du kenn ku ñu nemmeeku ci réewum Sénégal ku am virus bi ñuy wax coronavirus mi lëmbe jamono yi fële ci Chine médecin chef yi nga xamante ni ñoo nekk ci région bu Thiès ak ñi yëngu di jëm ci wàllu wér-gu-yaram doon daje fii ci diwaanu Thiès ngir nag càmbar ak xool feebar bi docteur Malick Ndiaye di médecin chef régional bu Thiès gis ne am na ñett ñoo xamante ne Chine la ñu jóge woon duggoon fii ci Sénégal wàcc aéroport Blaise Diagne ñett ñooñee de jëloon nañ leen xool ndax jàngoro ji dañ koo amam déet waaye nag nee na xel dal na. am na ñetti cas voyageurs yoo xam ne commerçant yi nga xam ne dañuy jóge Chine di def seen commerce bi feebar bi ñu ko déclaré am ñoo xam ñu ngi woon Chine donc ci foofu lañ commencé nag ñi nga xam ne dañuy jóge Chine normalement di voyager ñu commencé di leen recensé donc à chaque fois district ñu am cas boo xam ne mu ngi sa région médicale wala sa district ñu yëgal la ko yow yaay dem ci malade boobu fi mu dëkk ñu jox la numéro téléphone ak adresse am ngay dem di ko jëlal tension di ko surveiller bu toogee 14 jours amul dara nga bàyyi surveillance boobu mais kenn isolé leen. am na ay jumtukaay yu am solo yoo xamante ni jël nañu ko ngir aar askan wi nee nañ daanaka frontière bu nekk taxaw nañu fa ak ci aéroport yi. 45 districts prioritaires def nañ leen en alerte mooy district yi nga xam ne ñoo nekk ci frontières yi bu nekkee Thiès mooy dañ nekk aéroport Dakar c'est une zone sensible Touba aussi district prioritaire la ak zone yi nga xam ne dañ nekk ak frontières yi parce que nit yi aussi du aéroport rek la ñuy jaar ak port. médecin chef régional bu Thiès wax ne nag lépp yemb na nguur gi nag jël na ay matukaay yu am solo yoo xamante ni ngir feebar bi bañ a dugg fii ci réewum Sénégal te it ñu gën a ñaax askan wi ngir ñu xam bu baax di jàngoro ji di coronavirus. RFM Thiès Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta jaajëf dem ba ca Fatick kii di Lamine Koita di ndawal loolu nga xam ni moom moo doon dawal moto Jakarta te mu faatu tañ ji ñoon ko ñii di takk der yi résultat autopsie bi la mu xamle moom moo di yàlla ñëw maanaam mort naturelle la loolu nag nekk loo xam ne nii njaboot ga gëmuñu ko ñoom nag nee nañu dinañu porter plainte rek ngir ñu leeral moomu mbir ñu jàpp sax ni kii di gone gi tey jii bu takkusaan gi lañ ko fas yéenee denc Aminata Goudiaby. ci benn copie bi nga xam ne moom la ñu am ci autopsie bi nag wane na Amadou Lamine Koita kenn faatu ko ci yaramam nag buñ sukkandikoo ci autopsie bi ñu ni gisuñu ci woon lenn luy wane ni rek policiers yi dañ ko doon dóor moo tax nag ñu ni mort naturelle la loolu nag mel ni convaincrewul bu baax ñi nga xam ni ñoom ñooy fameem Astoubal Seck mag la ci yaayam. dañoo ne mort naturelle la waaye nag bu dee mort naturelle la la ko jëlee sa arène ba yóbbu ko ba géej dóor ko ba ko fa loolu la ñuy liggéeyante de nañu jox suñu néew ñu suuli ko jébba ko suñu borom di xaar nag la ko jëlee sa arène ba yóbbu ko géej torturé ko ba ko fa damaa nañ liggéeyante loolu. ñoom nag ñu ni bëgg nañu mbir mi ñu dem ci ba gën cee sori ci enquête bi ñu ni fas yéene nañoo taxaw jël ay avocat ñun nañ nag pare nañ def lépp amuñ dara nag waaye yàlla am na lépp ñu ngi woo Sénégalais yëpp ñoo jàppale ñu suñ kër ga ñu nekk bu jaree ñu jaay ko danañ ko jaay jëli ay avocat jàmmaarloo ak ñoom dañooy porter plainte bawuñ de képp ku
ku ñu mën a jàpp kii taawu yaayam la yaay mooy taawu yaayam mu doon xale bu ndaw am 26 ans war a jëlee bàyyiwu fi tàkkante bàyyiwu fi dara métti na ñu ngi woo Sénégalais képp ku ñu mën a soutenir ñoo soutenir ñu suñ combat bi. ndaw yi nga xam ne nag ñoom ñooy taal ay pneu fan yi yëpp di sànni ay xeer ñoom ñu ngi sàkku ci ñoom ñu dal nañ dal lañ leen di ñaanal ndax suñuy doom lañ te mën nañ yëngal ba gaañu si mbaa leen dal nañ dal mbir mi du yëngal du ko faj nañ toog justice Sénégal ngi def seen liggéey nañ ko def ñu ngi woo président de Macky Sall ak ministre bi yor justice ñu ngi koy oo Sénégalais yëpp ba ñi ko def ñu teg leen ci yoon ba keneen ku nekk si Sénégal doota def lu mel. waaye suñu benn source nag xamal nañu ni délit bi nga xam ne moom la ñuy toppee policiers yi mooy délit d'homicide involontaire fi mu ne Aminata Goudiaby Fatick RFM. Aminata jaajëf wax lu soxal wàllug sëriñuk daara ji nga xam ni moom lañ teg loxo ca Wakaam te mu doon yegg ci kaw gone yi ñu ko doon toppee wàllug pédophilie moom Mohamed Abibou Gueye ni ki tey jii la mbiram fas yéene leer ci li ñu yaakaar ndax tey lay jàkkaarloo waat ak kii di juge d'instruction bi ñu fàttali ni moom nag daal doon na am lii di retour de parquet yoon ñu fàttali rek ni ay bés ba ñu génn lañ ko doon topp gannaaw nag moom ay ñu mu yegg ci kawam ñoo xam ne ni daal dañ doon manifester ngir ñaawlu lu ni mel daan si ànd ak ndaw la ñu yebal fële ca tribunal Papa Alé Niang ak Mody Niang ñoom fas yéene jàkkaarloog niki juge bi fukki fan ci weeru mars wi di ñëw lool nag gannaaw ak plainte lu ñu duppee li nga xam ne rek moom moo di plainte boo xam ne ni kii di ki nekkoon directeur général bu COUD moom moo ko gàll ci seen loos di leen toppee wàllu diffamation ci xibaar yi ñu joxe wax ni dañoo luubal ak scandale bi nga xam ne moom moo am fële ca COUD te loolu sax journaliste bi bind ci ab livre scandale au cœur de la République jagleel ko kii di Cheikh Oumar Anne wàllu yoon ba tey ñi di waa parti Rewmi di artu ñi di waa APR jëm ci teg loxo gi ñu teg loxo wala ñàkk téye ga ñu teg loxo ga ñu wala gàntal ga ñu nar a gàntal lii di demup kii di kenn ci seenu ko ndaw di ka nga xam ne rek moom di colonel Abdourahim Kébé mi nga xam ne dafa war a dem ca Burkina Faso loolu ngir bokk ca assemblée li nga xam ni moom moo jëm ci assemblée générale du réseau du libéralisme africain ba fa war a am te ñu gàntal ak demam ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di waa réew mi di ko ñaawlu buñ sukkandikoo ci Yankoba Seydi mi nga xam ni moom lañ dénk lépp lu jëm ci wàllu relation internationale ñu ni loola moom duñu ko nungu benn yoon ndax mbir mañ koy toppee amul dara loo xam ne nii daal mën naa tax ñu gàntal ak tukkeem Yankoba Seydi dañ koy dégloo ko Seydou Nourou Ba. mais contrôle judiciaire bi loolu fi mu ne nii loolu intéressé wu xam nga lan moo ñu intéressé li nga xam ne waxu gor li bi ko juge bi wax puisque moom bi ñu paree di ko auditer li mu dolli ci juge bi mooy que ne man nii dama am tukki bi ma war a def pour représenter ci sama parti au Burkina ndax loolu mën naa ko def juge bi ne ko effectivement ndax yow amul lenn luñ la reproché amul benn charge contre toi donc yow mën nga def donc sur cette base là Abdourahim préparé voyage am pour daal di dem représenter parti Rewmi te li ma ci dolli mooy Abdourahim Kébé demul rek ci AG bi en tant qu'accompagnant non dafay dem pour nekk suñu délégué parce que man mi maay remplir rôle boobu chaque année man maay dem nekk délégué parce que délégué dafay am droit de vote ak de décision parce que dafay représenter suñu secrétaire général Lamine Ba dafay dem mais moom dafay dem en tant qu'ancien président du réseau donc ça veut dire que bu décision di am du moom moo koy jël mais colonel Kébé parce que man ñun dinañ ci répondre bu baax a baax ba déjà man bind naa coordonnatrice du réseau bi xamal ko li xew maa ngi nii di def la même chose président bi xamal ko ne nag lii nga xam ne moom moo commencé woon depuis APR di ko continuer ñun nag on est prêt à répondre à cela de la meilleure des manières te il faut que ñu xam ko parce que lii provocation la boo xam ne buñ ko bàyyee mu jàll dañuy continuer rek defe naa dañuy xool fu ñu toll donc ñun loolu du il n'est même pas question que ñu accepter forfaiture bi loolu du jàll maa leen ko wax tey du jàll. moom colonel Abdourahim Kébé ma nga kon tàggatémbe foofa ca aéroport Blaise Diagne takk der yi ñoom ñoo ko tere daal ni ko ci jamono yi mënagul a dem foofa ca Burkina Faso fa nga xam ne fa lay bokkee ci colloque international libéral aw yoom war fi déqi kon bu 15 heures jotee kon la waroon a dem ba léegi daal ci xibaar ma nga tàggatémbe foofa ca aéroport international bu Diass ñeent fukki simili moom moo bootu ci ñeenti waxtu. RFM rajo askan wi.
wàllum ngóor njigéen fës lool ci tukkib nemmeeku ko premier ministre bu Canada bi di Justin Trudeau ni ki tey jii ba mu doon jàkkaarloog taskatu xibaar yi moom ak Macky Sall àdduna jëm ci wàllu ko ngóor jigéen ni moom daal bokk na ci li nga xam ne la mu bëgg moom moo di ñu jox leen seen àq ak seen yelleef loolu nag njiitu réew mi moom tontoom la lam ko xamal moom moo di fii ci réewum Sénégal dañuy tereel lu ni mel te gisagul loo xam ne nii dina tax ñu mën a suppar ñi jëm ci wàllu woowu ñoom muy ay xibaar yoo xam ne yëkkati nañ ko tey jii bi ñu doon jàkkaarloog taskatu xibaar yi Makumba Bey fu mu dem ci àdduna te am fa loo xamante ne nii day gàllankoor góor jigéen moom premier ministre u Canada bi dina ko xeex Sénégal muccul ci loolu. je suis toujours à la défense. fépp fu ma mën di dem damay xeex ngir doomi aadama yi mën a jot ci seen ak jiitu réew mi Macky Sall xam na loolu ci man waxtaan nañ ci kàddu yu gàtt waaye nag li ñu war a mën a xool moo di naka la ñuy def ba Sénégal nekk leader ci wàllum démocratie ak valeur ñun ñëpp nag am nañ ci liggéey boo xam ne war nañ ko ci def te waxtaan nañ ci man ak président Macky Sall. on a eu de très bonnes discussions. président de la République Macky Sall nag xamal na ko ni réew mi caada ji ak diine ji mayewul lu ni mel te moom du soppi loi bi. bu ñu ko nangulee loolu moom ci réewam nañu nangul suñu réew fii ci Sénégal ne suñu ay loi dafay taxawal li nga xam ne ñun moom la ñu nekk muy d'abord ay africain waaye itam li ci gën a bëri ay nitu diine ak majorité islam ay nitu diine globalement et que suñu dëkk dafa am sutura dafa am ay valeurs yoo xam ne mayewul ñuy nangu lépp luy wone loo xam ne méngoowul ak suñu gis-gis wala góor jigéen loi bi moo ko fi tere donc loolu xamal naa ko ne fas yéenewuma ci fànn boobu en tout cas yëkkati si benn doxalin buy delloo Sénégal ginnaaw si taxawaayam loolu du tere Sénégal réewu démocratie la réew buy respecter droit de l'homme la waaye lépp nag ci biir suñu dundul niñ ko fas yéene doxalee ci worma ak ci sutura loolu moom Sénégal dina si taxaw bu baax a baax te du ci dellu ginnaaw benn yoon. ci wàllu jokkalante ci diggante ñaari réew yi nag premier ministre bu Canada rafetlu na bu baax a baax seen diggante mu ni mel na ni bëriwul réew yoo xamante ne nii diggante bi nii la rataxee doon ci firnde yokk gi ñuy yokk nombre étudiants yi nga xam ne dañuy jóge fii dem Canada téeméer boo jël ñaar fukk ca Sénégal rek doon réew moo xamante ne nii jagleel nañ ko gannaaw Maroc mu ni itam fukki millions ci xaalisu Amérique fas nañ ko yéene def ci ay filières yoo xamante ne nii day former ci wàllu science technologie ak ay ingénieurs. mu di position bu leer kon boo xam ne nii njiitu réew mi feddaliwaat na ko rek tey jii ci kanamuk ganam googu di Justin Trudeau di premier ministre bu Canada Tëngéej moom ñu doon liggéeyee ca mairie ba ñoom ñoo doon amal ab doxub ñaxtu niki tey jii la ñuy sàkku moom moo di ñu leeral tonu ferraille ya nga xam ni jële woon nañ ko ca marché central ba fan nañ ko dugal ñoom ñuy joxañ baaraamu tuuma ci li fa ya ngànk mairie ba nii daal dañ ko luubal te sax ñoom dañuy recruter ca biir lii di institution ba yenn ci seeni ko ñooñ Ibrahima Ndiaye moom moo yore seen kàddu dañ koy dégloo ak Abdou Diouf Diagne. ferraille bi mooy ferraille bi nga xam ne moom la ñuy récupérer ci marché mooy jantes yi nga xam dañ koy teg pour takk ci ay parasol ak ay pousse-pousse yooyu la ñuy jël ñu dajale ko jour 31 décembre yëpp dem jël ferraille bi jaay ko ki nga xamante ne moo jaay ferraille bi ko maire bi jàppee def ne moom moo jaay ferraille mais lekkul xaalis bi daf ko joxe ñi mu ko jox nag lañ bëgg mu ñu leeral ñu ci ferraille bi nga xam ne moom lañ wax moom lañ jaay ñu ngi ko jox ñi nga xamante ne ñoo nekk ci bureau bi brigade municipale bii ki ko jiite muy le fils du maire Adama Niang moom moo ci teg tànkament pour affaire bañ a jóg dañu bëgg mu am lumière ci li nga xamante ne moom lañ def dañu nekk ci maire boo xamante ñëpp ñi nga xam ne yor na ay portefeuille jël nañ seen jabaram yóbbu santé mën naa leen limal ñëpp ñi nga xam ne ñoo jël seen jabar yóbbu santé bu ñu la embauché defal la salaire 150 000 seen jabar boo demee santé 100 000 francs da ciy tegu léegi employé municipal yi ñu bëgg dem santé léegi seen jabar nañ fa yóbbu ku weddi loolu da ngay dem Youssou Mbargane boo fa demee fan lañ ko teg barki démb dañuy jël ay contrats yu bëri 150 contrats 50 personnes lañ jël 50 personnes dañ ko nëbb parce que dañ ko séddoo seen biir kenn jotu si dañ ko dox si bopp xale yi Tëngéej loolu moo jaaduwul dañ bëgg loolu dañ maire bi li mu doxee jaaduwul maire boo fal 2014 mu toog 2016 2017 mu gën a ràññi 60 millions jaaduwul. doomu maire ba di Adama Niang moom xam ni moom lañ ca joxoñ baaraamu tuuma Abdou Diouf Diagne jokkoo na ak moom waaye nee na bëggula addu ci mbir mu ni mel njàng mi di wéy di gàllankooru ñii di waa G7 daal dinañuy G20 door nañu seenuk plan d'action ñeenteel ba ñi nga xam ni ñoom ñoo di waa G7 ñoom ëllëg lañ koy door loolu nag nekk loo xam ni dina indi ay gàllankoor yu fës ci njàng meek njàngale mi fu ci demee ni ca Kolda foofa
tamit lii di kuréel yi ñoom fas yéene nañu sax amal ab doxub ñaxtu wala ab marche nationale ca Thiès lañ ko fas yéene amal loolu bokk ci seen plan d'action ñu dem ba Kolda fekki fa Abdoulaye Diallo. wàllu njàng ak njàngale mi dina xam ay perturbation li ko dalee alxamis bi ngir 3e plan d'action bu syndicat yu G7 Saloum Sonko secrétaire général CELS authentique section de Kolda ca G7 la bokk. suba dañuy banque suñu loxo à partir de 9h gannaaw suba dinañ ñëw ci école yi dugg classe yi ak élèves yi mais jàngale du am dañuy toog waxtaan ak élèves yi pour que ñu xamal leen ne bañu ñu jàngale waaye lii moo xew xale yi bu ñu amee la bonne information ñoom tamit bu ñu ñibbee mën na am du ñàkk ay waaj yoo xam ne xamuñu lu tax enseignants yi nekk di grève donc ñoom tamit xale yi dinañu relayer information bi ci seen waajur yi. le 18 février dañoo fas yéene amal li ñu duppee débrayage laata ñuy amal ab assemblée générale ñaari fukki fan ci weer wi grève totale te ñu fas yéene tëjee seeni 3e plan d'action bi par une marche nationale le samedi 22 février ca Thiès. di le 22 février boobu la ñuy tëjee ñetteeli plan d'action bi boobu Thiès lañ koy def grève totale la waaye ñëpp dañuy joxante rendez-vous Thiès pour def une marche nationale à Thiès pour wone ne franchement sonn nañu ñun du suñ coobare le fait que ñu nekk ci mbedd mi. yile syndicat jàngalekat ñoo parewul dellu ginnaaw ndagam li leen tax a amal grève loolu xaajuta saafarawu RFM Kolda Abdoulaye Diallo. dellu sufi si Ndakaaru wax lu soxal waa centre d'études diplomatiques et stratégiques tey jii ñu doon amal seen fukk ak juróom-ñetteelu bëccëg yi ñu duppee matinale géopolitique tey jii ñu ci doon waxtaanee lu jëm ci wàllug kaaraange rawatina fii ci Sahel loolu nag gannaaw ba ñu génnee ci sommet bi nga xam ne moom moo amoon po ca France ñoom nag tëgg nañu ay recommandations jagleel ko ñii di njiiti réew yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii ci Sahel ngir xool naka la ñuy wattoo wàllu kaaraange yi gannaaw sommet po bi ñi nga xam ne ñoo di acteurs yu centre d'étude bu diplomatique ak stratégique ak waa société civile ñoom ñoo gis ni dañoo war a booloo ngir gunge jéego yi nga xam ne ñoom la ñu war a adopté ci wàllum sécurité dëkku Sahel yi ak jafe-jafe yi wàllum développement ngir gën a mën a jàppale askan wi ci seen wàllum dundin. Babacar Socrate Diallo nekk DG bu CDS. On ne peut pas seulement laisser les chefs d'État au four. mënuñu seetaan rek njiitu réew yi def lépp faaw bépp citoyen dugal ci loxoom ngir mën leen a gunge ndaxte tey li gën a jëmp mooy fexe ba jàmm am waaye tamit ak kaaraange ñu ngi wax ni solution yi ci sunu biir la nekk kon ci wàllu wu nekk faaw ñu xalaataat politique yi nga xamante ne moom la ñuy tëral ngir ñu mën a gunge lépp lu ñu sumb ci wàllum sécurité waaye tamit jéem a am yokkute. politique de gouvernance ak menace terroriste yi ak jafe-jafe développement dëkku Sahel yi africains yi dañoo war a gëm seen bopp ba noppi jël seen ay responsabilités buñ sukkandikoo ci député burkinabé bi di Maxime Koné moom dafa jàpp ni politique africain dafa war a lalu ci ay valeurs culturelles Afrique. nous avons dit. bi ñuy tënk mbir mi wax nañ ni lépp lu jëm ci wàllum kaaraange ci réewu Sahel yi ñi ko jiite ak réew Afrique yi ñoo ko war a toppatoo te histoire wane na ni amul benn réew boo xamante ni xaar na libération ci beneen kon mun nañ jàpp ni di jógee bitim réew naam am na solo waaye li gën a am solo mooy ñun ñu taxaw tem saafara mbir mi. mais la perspective c'est de nous assumer. bi lay dajee tënku ci cadre matinal géopolitique bu centre d'études diplomatiques ak stratégique dana may acteurs yi ñu daal di weccoo ay xalaat def ay digle yoo xam ne dina may dëkk Afrique yi ñu adopté ko ngir jublu ci ay solution yu wóor. tàggat yaram ca la ñuy dal Abdou Diouf junior ñoo ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Alaaji Ndate Diop. football lañ koy dooree ak 8e de finale coupe de la ligue. jamono ji may wax ak yéen NGB ak Kër Madior fu mu nekk ni ndam dikkul ñu ngay football naka noonu GFC mi nga xam ne mi ngi nekk ci Ligue 2 ak Génération Foot loolu moom 18h30 lay doon 16h. Thiès FC ak Jàmbaar ñu ngi jongante jamono ji 16h30 la waa Sonacos door ñoom ak seen diggante ak waa Douane ñu nga ca jamono ji ci ñaar fukkeelu simili ba 17h waaye jàppal ni kenn dugalagul sa morom dara 17h maanaam ci kanam tuuti Alaaji Ndate ci la TFC di door ak jamono de Fatick 17h itam ci la Demba Diop bu Mbour di dajeek waa AS Pikine EJ Fatick ak Casa Sport moom dañ ko dandal ba jeneeni jamono ci àllarba ñi nag jàpp leen ni 8e de finale yooyu dafay wéy am na juróom-ñetti match maanaam ñi nga xam ne moom la ñu tudd noonu sànq waaye am na ci benn boo xam ne daal moom moo ci gën a tax kon ñu ci gën a bàyyi xel
match boobu ban la en tout cas ay club bu Ligue 1 la Soda Thiam. lu jëm ci 8e de finale coupe de la ligue gi nag ñeenti club bu Ligue 1 ñoo ciy daal di sóobu mu di ka nga xam ne moo ko jëloon niki daaw di Jambar ak ka jëloon coupe du Sénégal di Teungueth FC naka noonu ka jëloon championnat Ligue 1 bi di Génération Foot ak ka jëloon championnat Ligue 2 bi di CNEPS bu Thiès 8e de finale yooyu itam lañ ca nemmeeku moom moo di jongante yi diggante club Ligue 1 ak Ligue 2 lay doon ñaari tali mi nga xamante ni moom moo génne woon Linguère bu Saint-Louis moom mooy dalal Kër Madior ca stade Ibrahima Boye bu ñeenti waxtu ci ngoon jotee gannaaw gi bu juróom benn waxtu ci ngoon weesoo fanweeri simili Génération Foot mi nga xamante ni dafa am ay jafe-jafe ci Ligue 1 bi moom it dafay daal di dem fekk ji Guédiawaye Football Club ka nga xam ne nag moom moo jëloon coupe de la ligue bi di Jambar moom it dafay daal di wutali stade Lat Dior bu Thiès ngir fekk fa Thiès FC Sonacos nag moom AS Douane lay daal di dalal ca stade Lamine Gueye ka nga xam ne nag jamono ji moo féete ca bopp classement wu Ligue 1 bi di Teungueth FC moom it dina dalal jamono bu Fatick ca stade Caroline Faye Demba Diop dina fa dajeeka AS Pikine mi nga xamante ni moo génnee Jaraaf bu Dakar benn jongante bi nga xamante ni nag ci diggante ñaari club bu Ligue 1 lay doon CNEPS bu Thiès la miy dalal Dakar Sacré-Cœur mi nga xamante ni jamono ji moo nekk ci ñaareelu classement Ligue 1 bi ci 8e de finale yooyee nag jongante gi waroon a dox ci diggante EJ Fatick ak Casa Sport dañ ko daal di dàq la ko waral di yëngu-yëngu yi nga xamante ni nemmeeku nañ ko ca Fatick. dañuy dem ba ca Njaareem foofa club yi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk ñoo ngay jàppal tànk ñii di waa Ligue régionale bi. yenn ci club la ñu suspendre ñoom waa Ligue régionale bi ndax dafa am nag lenn loo xam ne wàccewuñu ak moom club yooyu nga xam ne ñoom la ñu suspendre nag ñoom dañ leen kon yóbbu woon ca instance ba ngir ñu tegaat leen ci yoon wi am na yenn club yoo xam ne jóg nañu ngir jàppale Ligue régionale bi ci dogal yi nga xam ne jël na ko Babacar Diouf. li dalee Mbàkke ba Mbambey jaar Diourbel ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci wàllu sport ñaawlu nañ lool comportement ñetti club yi nga xamante ni commission de discipline bu Ligue régionale de football da leen a suspendre ñoom nag ci sortie médiatique bu nga xam ne amaloon nañ ko dañ doon yegg xeme ki nga xam ne moom mooy président Ligue régionale de football Maysa Ñing. benn prolongement bu am la ci élection yooyu jóge parce que dañoo jóge ci élection moom mu nekkoon candidat waa ji gagné ko ci élection yooyu lañ daan xaar ci moom ci ligue bi programme ba mu tegoon boobu ba léegi 2017 2018 ba ci 2019 mu koy doxal na mu waree la mu waxoon ne ba muy jël ligue bi loolu dina ko def boobu ba léegi mu koy def. sportifu région bi rafetlu jéegu yi nga xam ne moom la ligue régionale bi séqi pour avancer le sport bi ci jamonoy Abdoulaye Fall. Oumar Ndiaye Angloma di conseiller à la présidence de la République. yow ñoo xam ne yow essayé bee ga ngeen yoroon sax yéen a ko tardel ba wàcce ko ñeneen football bi mosoo cee ràññee dara mosoo jëndal ni sa ab baa kii yor Bambey jaar Louga defar ko jaar Casamance defar ko man maa nekkoon président avenir de Mbacké ba léegi may wax ak yow nii même bi mu ñëwee Mbacké avenir même bu mu saaw ab situation Ablaye mooy génnee xaalisam pour équipe bi mën a football ba situation bi génn xëy situation bi daan génn sax mu bàyyee ñu ko Mbacké bu amee ay projecteurs grâce à Mame Ablaye Fall moom mii di wax Moussa Diaw Dieng bi ñaari nawetaanu tojee jël nañ fi segu 1,5 million jox ko ana seg ba. ñu fàttali ne ci ndaje mi nga xam ne amoon nañ ko ci Bambey commission discipline ci ligue régionale de football dafa suspendroon ñetti équipe yoo xam ni ñu ngi ci diwaan bi ñoom nag def nañ appel ba yóbbu ko ca fédération sénégalaise bu football Diourbel RFM Babacar Diouf. jërëjëf Babacar Abdou dañuy dem ba ca biti réew. ak quart de finale yi ci wàllu football ca coupe bu France 17h30 su jotee Dijon PSG lay doon PSG xam naa tey dañ leen war a duma ndax mu am kenn koo xam ne dina am lu ko métti 20h su jotee Épinal ak Saint-Étienne lay doon 20h05 Lyon Olympique de Marseille ren moom qualifié na démb ci demi-finale yi gannaaw bi nga xam ni dafa amoon ndam ci jongante bi nga xam ne moom la doon football démb quart de finale yi nag ci Italie 19h45 su jotee Inter Naples bu Kalidou Koulibaly lay doon ëllëg la ñuy xaarandi jongante bu am solo diggante Ibrahimovic ak Ronaldo. Milan AC Juventus de Turin. jërëjëf Abdou Diouf Junior ñu yegg si ci yoonu tool ak Mamadou Amar Dione. dal leen ak jàmm immigration clandestine di ndaw ñuy jël ay gaal di dem bitim réew ay loraange yu bëri di leen ci fekk tax na ba ñu taxawal ay activité ci wàllu mbay loolu nag moo tax a jóg PASERSEN di projet boo xam ne ay xëy lay andil jeunes yi ci dëkku kaw yi fii ci Sénégal muy programme boo xam ne waa Union européenne ñoo ko financé gannaaw ab tukkib nemmeeku ci ay ferme villageoise naataange yu bëri ci région bu Sédhiou ak Kolda Irène Mingasson di ambassadrice bu Union européenne fii ci Ndakaaru
nee na am na ci yaakaar bu baax te kontaan na. Nous avons eu le privilège, le bonheur vraiment, parce que c'est une très belle visite. nekk na visite bu neex lool am mbégte visiter liggéey yi nga xam ne projet PACERSEN jur na ko fii ci Kolda kontaan nañ trop itam ci ferme naataange yi ci fànn bu nekk collective villageoise wala sax familiale mu doon luy jur lu am njëriñ uteek li nga xam ne émigration clandestine jur na ko ñoom dañoo ñëwaat fii amal fi ay projet ngir seeni ay famille seeni dëkkuwaay ak seen dëkk kontaan nañ daal ci projet bi di tekki fii. Nous sommes très heureux d'être partie prenante à cette belle aventure. financement bi nag waa réew Espagne bokk nañu ci Espagne bi nga xam ne nag ñu bëri ci ay jeunes dañuy faral di wuti foofule dellu si ci mbay mi lu am solo la ndax jeunes yi mën a bokk ci liy développé seen dëkk. Georges Toledo Albiñana di ambassadeur Espagne fii ci Sénégal. On a travaillé depuis des années avec l'ANIDA. liggéey nañ ay at yu bëri ak ANIDA ngir yokk modèle développement agricole yi fexe ba li ñuy am ñoom baykat yi ak seen njaboot gën a jëm kanam li ni mel def nañ ko ca Casamance ak ca Kédougou ferme naataange yi ay modèle la yoo xamante ni ñi ngi ko sukkandikoo ci xarañteefu sénégalais yi waaye indi nañ ci ay coppite yu yees ci wàllum technique yu ci mel ni solaire gi forage yu ànd ak pompe ak ay poulailler ak mbayum njën mi loolee dina tax ñu mën a am koppar at bi yëpp. économique et aussi l'augmentation de la qualité de vie. ca Kolda ak ca Sédhiou baykat yu bëri tàmbali nañu seeni activité ci ndimbalu ANIDA ñu ngi am diggante benn jëm 3 millions ci suñuy koppar weer wu ne meeru Sare Koli Salé nekk ci département bu Vélingara Mamadou Baldé ñu koy woowee Abdoulaye Baldé xam na bu baax njëriñ li. maa ngi gërëm président de la République du Sénégal parce que li mu def ni c'est ferme agricole dañuy def ba doomu terroir yi du ñu jël pirogue du ñu jël 4x4 ci désert bi pour dem dee bay fii seen parents ak pauvreté noonu bu nga xamul amul kii parce que balaa ñuy dem dañuy ramasser lépp lu fi nekkoon ñu jaay ko jël pirogue et ferme yi day tere loolu day tere ça nga gis suñu xale yi jël ay oto dem Dakar ñu ne dañuy ut liggéey fii la ñuy liggéey gagné fii seen dund dimbale seen parents et développer nos localités. ay ferme agricole ci wàllu PACERSEN méngoo nag PSE du plan Sénégal émergent ministre bi ñu dénk wàllu mbay mi ak équipement rural moom moo ko xamle professeur Moussa Baldé ci tournée bi mu doon amal ci Casamance. ferme yu mel nii fii ci Casamance rek am nañu ci juróom-ñetti fukk ferme ci Sénégal am nañu ñetti téeméer donc loolu vraiment ñu ngi féliciter ANIDA de gis ni aussi ñi fi nekk ñoom ñoo ko waxal seen bopp dañuy def ay tentatives pour dem Europe sottiwul. ñu ñibbisi fii Union européenne dimbali leen coopération espagnole italienne dimbali leen ANIDA gunge leen ñu mun a am lii te ñu ci sentu loo xam ne bu ci yàlla àndee du ñu ñëw fonctionnaire maanaam déjà ñoom dañuy dekk ci seen ferme liggéey heure bu leen neex ñoom ñooy seen patron bopp. ministère de l'agriculture loolu la bëgg a def parce que Macky Sall li mu yónnee Sénégal mooy émergence nag pour mu mun a am il faut que waa àll bi ñu bokk ci pour ñu bokk ci il faut que ñu am ferme yu mel nii. am ci xaalis seen doom ñu mun a jàng te ferme yi li ñu leen di indil ñu bañ a ñëw benn fonctionnaire loolu moom ñun dinañ ko yaatal naka parce que am nañu yeneen projet Agri Jeunes tekki ndaw yi am nañu yeneen projet PADAER 2 am nañu yeneen projet Proval ñoo xam ne dañuy ñëw dooleel li fi am pour que émergence bu ñuy xaar Sénégal bi nga xam ne Macky Sall moom la yéene Sénégal mu am. mu nekkoon tukkib nemeeku ci wàllu PACERSEN ca Kolda ak Sédhiou jërëjëf Aïssatou Sow mi jàpp ci xarale gi yéen ñi ñuy déglu tamit ñu leen di gërëm bu baax ci teewlu bi yoonu tool fii lay yem ñu leen di dig daje àllarba bi di ñëw.